asalaamaaleykum yéen waa Sénégal rawatina mbokki internet yi ñu ngi nuyu ñëpp rawatina ñi nga xamante ñu ngi ñuy bàyyi xel ñi abonné suñu seen YouTube bi ñëpp ñu bàyyi xel suñu vidéo ñu ngi leen di béggee di leen ziar di leen wax di leen wéy di abonné di partager vidéo yi di commenter ni mu leen neexee ndax ñun heure bu ñu gisee actualité dañuy ñëw ànd ceeg yéen te Sénégal moom mooy réewu actualité chaque jour ak actualité te jamono bi ku nekk gis na ne réew mi jaxasoo na jaxasoo boo xamante ni ñu ngi coow ci côté bu nekk côté boo dugg am na ay ñaxtu ndax ñi ngi wax ci wàllu ndox bi wàllu suuf si policiers yi et tout ça bëri na actualité yoo xamante ni moo ngi ci réew mi ak wax ñu jàpp tëj avant loolu ndox mi dama ci lancé benn message bu tuuti rek. parce que Sénégal moment bi mu toll nii soxlawul muy ñàkk ndox parce que feebar bi ñuy wax moo nekk ci réew mi c'est-à-dire que ñu koy wax coronavirus Covid-19 feebar boobu àndul ak ñàkk ndox loolu ñëpp xam nañ ko parce que feebar bi set la bëgg booy xool tegtal yi nga xamante ni moom la médecin yi joxe lépp day ànd ak ndox booy xool donc kon bu ñàkkee ndox rek. erreur mu ngi bëgg am donc loolu may wax président mu jublu ci nu mu gën a gaawe parce que ndox moom prioritaire la donc loo xamante ni mu mënul ñàkk ci nit ki warul manqué daal war nañ cee gën a mën a taxaw. bu loolu weesoo ñuy wax ci actualité bi nga xamante ni tey jii ñëpp gis na ko nga xam ne homme de tenue jamono bi dañoo nekk ñoo xamante ni doo comprendre seen liggéey ban genre liggéey la ndax jàpp population bi di pénurie ak di métital population bi doo comprendre yan genre nit lañ peut-être nag mën nañ ne du ñëpp mais homme de tenue dafa am homme de tenue yoo xamante ni moom ñu wax ko rek te dee mais ay dooméram lañ parce que li tax ñu nekk ay dooméram mooy ñoom comme si ñoom amuñu ndey wala amuñu baay ci réew mi ndax nit buy def benn acte te xoolu ci ndeyam xoolu ci baayam jàpp yaayu jàmbur di dóor wala mu jàpp baayu jàmbur di dóor comme si kooku amul ndey wala amul baay man dama gisul benn raison bu homme de tenue am di jàpp nit di dóor gisuma benn raison bu fu mu am gisuma fenn fu ñu ko bind pourquoi policiers yi jàpp nit ñi di dóor pourquoi mais homme de tenue ñoom ñoo war a défendre population bi ñoom bu ñu demee léegi bay attaquer population bi léegi population fan lañ jëm mais waruñoo xoolaat loolu ñoom seen bopp mais jàpp nit ñi di dóor mel ni ay fas wala ay mbaam mais ñun duñu fas duñu mbaam donc liggéey bi na rafet bien vrai que ne am na policiers yoo xamante ni macha allah seen liggéey rafet na non am na homme de tenue yoo xamante ni vraiment billaahi boo leen dee suivre da ngay kontaan liggéey bu rafet bi ñu yor macha allah mais dafa am ñoo xamante ne dañuy yàq dañuy saboter liggéey bi ay dooméram pire lañ mais pourquoi dooméram yooyu nag ministre bi waru leen a mën a teg ci yoon. mais nit kay bu nekkee ci liggéey di ko saboté da nga koy jël teg ko ci yoon mu normal su mënul roy ñu baax ñi kay nga teg ko ci yoon moom mais man dama gis ne lii day mel ni ministre bu leen seetaan parce que à chaque fois mu ngi gis ak acte yi nga xamante ni homme de tenue yi ñu ngi koy def ci Sénégal donc acte yooyu nan nga koy gisee mu leer na ne lii c'est incorrect ba pare yow nga leen di bàyyi ñu continuer di jouer ci rôle boobu noonu mais kon mën nañ na dafa neex ministre bi parce que da cee war a alerter nu mu gën a gaawee ñu bàyyi ko mais à chaque fois policiers yi def loo xamante ni c'est anormal ba pare ñu bàyyi leen mu sedd mais pourquoi loolu comme que yéen kay yoru leen kaaraange nit ñi mënu leen a défendre population bi mais nag bu leen teg ay milital nag tamit bu leen teg ay milital mais yéen yoru leen kaaraange kenn ba pare bëgg a jàpp nit ñi nag moom di leen non donc Sénégal nga dul comprendre ñun ban réew lañ nekk mais pourquoi loolu. liggéey boo xamante ni ñi non am na ñoo xam ne c'est bon mais dafa am ay dooméram yoo xamante ni dañuy saboter liggéey bi nice mais dooméram yooyu pourquoi waruñu leen mën a seppi teg leen fële wala ñu jël leen teg leen ci yoon ñu normal mais pourquoi loolu mais Aly Ngouille Ndiaye dafa seetaan mais bu seetaanu loolu war na mën a régler lii ci nu mu gën a gaawe mais à chaque fois nga dégg policiers yi def yenn jaloore yoo xamante ni c'est anormal pare ñu bàyyi leen ñoom ñu répété waat même action yooyu noonu te duñ ko lijjanti mais ñun ban réew lañ nekk. ban réew lañ nekk ñun doo comprendre réew bi mais lii ba kañ réew boo
boo xamante ni réew bi de wax ñu jàpp tëj dëgg sax léegi boo ko waxee dañ lay jàpp tëj mais pourquoi loolu Sénégal léegi kala dàq wax dëgg kooku dañu jàpp tëj mais pourquoi loolu sàcckatu alal yi ñu ngi fi naafeq yi ñu ngi fi duñ ci tëj kenn mais xam nga la ñuy tëj waxkatu dëgg bi la ñuy tëj réew moo xam ne ku wax dëgg ñu jàpp la tëj mais ba kañ ku wax dëgg ñu jàpp la tëj pour lan pour noppi loola bañ nga waxati dëgg naafeq yi ñu bàyyi leen ñuy taxawaal sàcc yi ñu bàyyi leen ñuy taxawaal mais loolu ba kañ lay arrêté laa xamul man réew mi réew jaay doole la te fii ku fiy jaay doole ku nekk yàlla moo la ëpp doole fuuf te ku nekk fi nga nekk mu di poste suñu borom moo la ko jox te heure bu ko namee da koy gindi kon bàyyi leen xel ci loolu mais yow la rek taxul nga man fii bay jàpp nit ñi di tëj ku wax dëgg nga jàpp tëj naafeq ñu bàyyi la ñu taxawaalu sàcckatu alal yi ñu nekk di taxawaalu kenn defu leen dara mais loolu arrêté dafa war a jeex bu fekkee doole yàlla moo leen ko poste yi ngeen nekk yàlla moo leen ko jox te bu ko neexoon tay mu jëlee leen fi bàyyi leen xel loolu te yàgg dina leen fi jële lu mu neex dina leen fi jële kon doxal leen mu normal te ngeen bàyyi seen caaxaan yi ngeen nekkee jàpp nañu di tëj ku wax ngeen tëj caaxaankat yi nekk fi naafeq yi nekk fi sàcc yi nekk fi kenn tëju leen ñuy taxawaale ci biir waaw boo nekkee wax ka du dëgg sax da ngay mujj muuma dootoo wax dëgg ndax lan bañ ñu tëj la boo waxee dëgg ñaari yoon première bi boo ko waxee danañ la woo deuxième bi boo ko waxaatee ñu tëj la te loolu ki am sens la de mais boo ñàkkee sens boo waxee benn yoon dëgg ñu tëj la dootoo wax mais pourquoi loolu moo fa war a jeex parce que réew mi nekk réew démocratie la ku gis dëgg da nga ko war a wax bien vrai que ne nit sax mën nay wax dëgg ni mu ko waxee naayisul ñu comprendre mais nit koo xam ne dafa jaar ci dëgg gi direct rek nga jàpp tëj loolu moo dul yoon loolu du yoon réewu démocratie lañ nekk ku nekk am na droit wax ay dëggam gis-gisam loolu yoon la donc bu demee ba ku nekk rek ku wax dëgg ñu jàpp la tëj bàyyi naafeq yi ñuy taxawaalu bàyyi sàcc yi ñuy taxawaalu loolu doo comprendre ban réew lañ nekk doo comprendre de te réew mi dafa war a normal te réew bu normal léegi ki ko jiite moo ko war a normalal encore une fois président de la république tegal mbir mi ci yoon réew mi normal tegal sa ministère bi ci yoon ñu liggéey ndax xew-xew yi am ci ministère yépp président de la république yëg na ko mu wax ak mu bañ a wax yëg na ko donc pourquoi pas président war tam mën a organiser ministère am bi bam normal Sénégal ngay xool réew moo xamante ni maanaam chaque jour nga dégg population bi kaas ci benn côté te li ñuy kaas du masa sotti xawma lan moo tax loolu en tout cas daal lu ci man di am moom président de la république moom la mooy responsable donc bu doxee moo doxal bu doxut moo doxalut je m'engage président encore une fois organiser waatal sa ministère bi ñu liggéey normal te bàyyi caaxaan yi nga xamante ni moom ministère bi loolu lañu yore ministère bi ay caaxaan kese lañu fi nekkee liggéeyuñ kenn xamul lu ñuy def te lépp président yëg na ko mu wax ci yëg na ko mu ñàkk ci wax yëg na ko réew nag bu doxul moom population nañ ko wax donte dañ koy wax nga tëj leen mais danañ ko wax te doxul réew mi moom dara doxu fi képp ku ne dara dox na fi da ngaa sës parce que Sénégal moom mooy doxe noonu gën a jige gën a yay instant bi am na ñoo xamante ni boo leen waxee Sénégal dafa ñàkk nangam rek dañ naan du dëgg parce que ñoom jàpp nañ ne Sénégal lépp a ngi dox ndax dañoo sës ndax réewu Sénégal politique bi ñu yor mooy gën a jige gën a yay politique boobu moo fi war a jóge gën a jige gën a yay non loolu moo fi war a jeex te Sénégal loolu la ñuy doxee ku gën a jige gën a yay école yi commencé di jàng ni boo xoolee ñi ko sës donc ñoo jël décision ferme yi nga xamante ni maanaam mu baax ak mu bon ci parents d'élèves yi ci élèves yi xooluñu ko mais en tout cas dañ koy def parce que ñoom noonu la ñuy doxee dem na ba maanaam ñoom sax
tey jii boo leen naree empêché ci benn côté yow mi leen nar a empêché dañ lay woo ndànk ci ruq neexal la nga baleen mu jàll mais loolu moo fa war a jóg. réew boo xamante ni tey lu état bi def dana jël ay mesures neexal nit ji mu d'accord mu def loolu intérêt personnel yooyu moo fa war a jóg te ci population bi la commencé tey jii ku ci am looy bañ bu la président woowoon par exemple di la neexal rek da ngay nangu mais yooyu moo fa war a jóg ministère donc bu jógee di la neexal si pour nga bàyyi acte bi da ngay d'accord yéen ñi nga xamante yéenay représenté population bi yéen a gën a yab population bi respecté wu leen population bi yéen seen bopp ngeen fi nekkal am leen fulla seen bopp nit bu la jiitalee dafa am lu tax mu jiital la waaye nit jiitalu la pour sa intérêt yi bopp kese te intérêt yi bopp moo bëri Sénégal loolu moo far a jeex bàyyi leen seen intérêt yi bopp yi ngeen fi nekkee te defaraat réew mi normal te ñu waxante dëgg te bàyyi fen yu bëri yi fen yi bëri na trop nañ waxante dëgg te bàyyi fen yi bu fekkee nag ku wax ñu jàpp ku tëj ku wax dëgg ñu jàpp la tëj danañ tëj ba doyal parce que nit ñi pare nañ pour wax dëgg kuñ yarewul fen mënoo fen dëgg rek ngay wax kon nit ñi dañuy wax dëgg ba nañuy dee kenn mënu leen tee wax dëgg bu fekkee nag ku wax dëgg ñu jàpp la tëj moom dañuy tëj ba doyal moom parce que nit ñi moom dañuy wax dëgg moom am na ñoo xamante xamuñu fen xamuñu sàcc li ñu xam mooy dëgg ku leen di jàpp ci dëgg nga leen jàpp ku leen bàyyi ci dëgg nga leen di bàyyi donc ñooñu ko dañ leen jàpp sonn parce que ñoom dañuy wax te nekkaluñ fi kenn ku population bi wax leen donte ni da ngay wax dëgg ñu tëj la sax waxal sa nit bu représenté fenn population wala mu représenté fa mbooloo donte ne sax yow fa nga taxaw ñaari nit nga fa représenté war nga faa mën a wane personnalité boo xamante ni day wane ne yow ñaari nit nga fi taxawal mais doo wane ne man kese maa fi taxaw non parce que kon sa intérêt yi bopp moo la fay bàyyi te Sénégal intérêt yi personnel yooyu moo fi bëri yooyu moo fi war a jeex réew intérêt personnel bu ko laloo rek dañuy sonn dem na ba ci vote yi sax léegi intérêt personnel moo koy doxal mais lu intérêt personnel doxal nag bu demee ba doxul bul mer parce que population bi vote bi ñuy voté sax intérêt personnel la ñuy voté kenn voté tul pour réew mi maanaam xool ba xam kii baax na ci réew ma léegi ñoom dañuy voté pour li ñu leen jox 1000 francs wala 2000 wala 3000 ñu voté loolu la ñuy voté léegi ñu ci bëri noonu la ñuy voté léegi loolu intérêt personnel yooyu nag bu ngeen ko defee ba fal nit mu yor réew mi buy doxal réew mi nam koy doxalee moom moo ko intéressé kon yéen amu leen droit kaas parce que te amu leen droit kaas yéen a ko faloon seen intérêt bopp jox na leen seen 2000 voteel ngeen ko jeex na amatu leen ci beneen intérêt mais pourquoi loolu yooyu yëpp dafa war a jóg intérêt personnel bi am ci réew mi moo fi war a jóg te nit ñi di xool seen diggante ak yàlla di xool li nga xamante ni moo baax ci réew mi di xool li arrangé population bi mu koy dox nit ku baax noonu lay doxee mais doo xool sa intérêt personnel toog fi nga toog di duul di dajale rek di gëmal président loo xamante ni lépp ay fen la te leer na yow mi ko sa ay fen nga loolu moo fi bëri ay fenkat ñoo bëri ci réew mi fenkat yoo xamante ni li ñuy wax gëmuñ ci gàtt dañuy duur rek buñ paree nekk ci leneen yooyu moo far a jeex nit day wax dëgg alalu àdduna warul tax ngay fen wala ngay xool lu neex nit ki nga koy wax da ngay xool réalité yi nga xamante ni moom la réew mi di doxee nga indi ko mu jariñ réew mi jariñ la mais doo toog rek affaire yi dox rek nga naan affaire yi dox sa côté rek nga naan lépp ngi dox fekk yaa ngi fen lépp dox ci yow dong la dox loolu ngeen war a bàyyi leen loolu bu ngeen toogee président di gëmal président loo xamante ni lépp amu fi nit ñi di bëgg a dee ngeen naan kenn ñàkkul te fekk day ni duur bu ngeen ñàkku dee leen ñàkku leen intérêt personnel yooyu ñooy fa war a jóg nit buy xool nag nit bu nekkalee fenn population bi nag gëm boppam ne population bi laa fi nekkal représenter population bi non des fois da ngay déglu l'Assemblée nationale mais da ngay découragé wu da ngay tiit sax yu sa bopp da ngay dégg wax loo xam ne da lay leer ne moom li muy wax sa gëmu ko doo comprendre mais yooyu nañ ci bàyyi xel baaxul quoi parce que réew moom boo ci nekkee da nga war a xool liy doxal réew mi ñëpp di ci gis seen bopp mais pas ngay xool loo xamante ni moo la intéressé yow kese waaw yooyu moom baaxul réew mi daal ni muy doxee moom ku ne baax na jamono bi moom man nga ne daal da ngaa naafeeq Sénégal moom président man toog dans Sénégal émergent parce que li tax mu naan Sénégal émergent mooy famille dina lekk bu sa famille lekkee kay émergent nga jeex Sénégal émergent sama famille émergent rek mu jeex tàkk loolu moo gën a yomb parce que système politique bu Sénégal moo mel noonu système bee doxee noonu ku toog sa famille day lekk ba pare nga dem keneen ñëw famille lekk système bi moo mel noonu tant que système bi changé wul nag dara du fi changé moom waaw population bi moom danañ kaas ba sonn moom parce que ñi ñu fi teg moom mooy loolu ministère bi nag moom ñoo gën a ñàkk fayda ñëpp moom ministère bi xaaj bi kenn xamul lu ñuy doxe kenn xamul lu ñuy doxe
réew daal bu ngeen bëggee muy dox moom da ngeen di bàyyi waxkati dëgg yi ñuy wax dëgg mais bu fekkee ku wax dëgg nga jàpp ko tëj bu boobaa jaaxaankat yi bëri rek ak sàcc yi te sàcc moom boo dee cim réew moom yàlla ñu ci yàlla musal te Sénégal moom jamono ji moom réew mi moom sàcc yi bëri nañ lool chaque jour nga dégg sàcc nañ te man li ma ci gën a yéem mooy duñ sàcc ay millions ay milliards la ñu sàcc lu compliqué ñoo xamante ni moom buñ xëyee buñ añee dañu reer lañ dajalee gis néew mu doon milliard moom lañ sàcc ñoom ñu nekkaat à zéro doo comprendre Sénégal daal xawma kañ lay normal waaye tant que changé ñu système politique bi moom du normal policiers yi encore une fois homme de tenue li ma leen wax bàyyi leen ci xel da ngeen a am nday am bàyyi ci réew mi respecté leen jox leen seen wàccuwaay xam ñoom ñooy kan mais pas ngeen jàpp nit ñi di torturer di dóor yooyu war na fee jóg yooyu dafay war a jóg Aly Ngouille Ndiaye na ci teel a jóg ministre Aly Ngouille Ndiaye na ci teel a jóg parce que li may faral di wax rek population bu ñu demee ba reporté ba taxaw di fayu boobaa affaire bi leneen lay nekk te homme de tenue boo ci respecté rek tenue baa tax nga respecté ko te ñoom xamuñu loolu mais bu fekkee toog jàmmaarloo kenn mënu ci kenn donc kon nañuy rafetal ànd bi xam ne ñoom population lañ fi nekkal ñoom la ñuy défendre kon nañu leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax liggéey bi jëm kanam bien vrai que ne am na policiers yoo xamante ni c'est-à-dire que ñu ngi liggéey bu rafet macha allah boo ko gisee da ngay kontaan mais am na ñoo xamante ni ñu ngi saboté ministère bi noonu la demee am na ministre yoo xamante macha allah ñu ngi liggéey bu rafet mais am na ministre yoo xamante ni moom ay dooméeraam lañ moom liggéeyu kenn xamul lu ñu def ba pare dañuy toog ci président di ko gëmal loo xamante ni ay duuli kese la yooyu moo fi war a jeex réew mi moom doxul ku ne mu ngi dox yaa ngi nax sa bopp réew mi doxul waaw peut-être nag am na ñoo xamante ni moom jàpp nañ ne réew mu ngi dox parce que seeni mbir a ngi dox